Tata Diop maa ngi lay nuyu. di la fayaat Fama Dione di doore xibaar yaa ko lu soxal mooy manifester yi Ndakaaru ba Ziguinchor jaar Tamba ba Thiès société civile bi ak opposition bi génnoon nekk ci mbedd mi la ñuy ñaawlu moom moo di seeraayu ku njëgu courant yi waaye di sàkku libération Guy Marius Sagna ak ñoñam wax ji nga xam ni moom moo jib ci biir APR di xaxarak tante geek tamante dëmm gi Maodo Malick Mbaye gis ni loolu daal mën naa dakk ndax nekk na loo xam ne ni dañ ko joyal juumal ci wàllu ko waaso ak ci wàllu diine te loola mën na indi salfaañe ci biir réew mi ak dëkkandoo gu rafet gi mu bëgg njiitu réew mi Macky Sall daal di ci àddu ngir loola dakk ca na mu gën a gaawee jafe-jafey campagne commercialisation bi ñii di waa Sonacos mucc ñu ci ndax ci lu toll ci juróom fukki camion yañ doon xaar yaar rek lañ ci jot loolu nag nekk loo xam ne ni mën na indi ay gàllankoor bu ñu sukkandikoo ci waa kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk googu kër. ca Kaffrine lu toll ci juróom benn téeméeri doomi aadama ñoo fa am feebaru sida mu nekk ñetteelu ko région kon bi gën a fës ci wàllu woowu moom mooy tax kilifa yi nga xam ne ñoom lañ gën ko wàkkal docteur yi lañ ca bëgg moom mooy taxaw temm ngir indi ci saafara tàggat yaram daañu ci ànd ak Malal Junior Diagne li ci yéenekaay yi ñu xëyandool ñu àndi ceeg Mohamed Ali Mouba dal leen ak jàmm ci xibaar yi. Abdoulaye Diop moom moo nekk ci machine bi gannaaw bañ leen nuyuwaatee di rafetlu seen àndandoog rajo Futur Média ngir ñaawlu yokk ko courant gi ak bëgg ñu teggi loxo kii di Guy Marius Sagna Babacar Diop ak seen i ñoŋ waa ñoo bañ ñoo lànk démb ñoo nga woon ca mbedd ma ca fële de place de la nation ba ca rond point RTS ñoom nag nee na ñu fii ak alxames buñ ci àdduwul njiitu réew mi àdduwul dinañ amal beneen po doxub ñaxtu waaye bii yoon ca palais de la République la ñuy jabali Omar Mbow. gën nañoo bëri bipa ngir wone seeni nakar ñeel yokkute courant bi ak tee bi ñu tee Guy Marius Sagna ak ñi mu àndal li nu mel ak yeneen lañ doon jàng ci pancarte ak seeni bandoxol yore drapeau national mbooloo bu takku te pare ngir lépp woto yi mënuñu woon dem bay dikk te ci balcon yi famille yi di leen dooleel coordonnateur bu France Frappe Dégage Aline Badara Mboup lii lay dénk askan wi. dañuy woo le peuple sénégalais à ce que ñu ni ñoo lànk waaye ñoo lànk bi li ci topp mooy duñu fay facture yi nga xam ni moom mooy janvier 2020 ñoom Guy Marius Sagna ña nekk fële ca kaso ba duñu gën a gore ndax loolu message la ñu doon lancé wax ni ñu kuy bëree daan loolu la ñu gëm di joxe rendez-vous nag ni Macky Sall bu libéré wul les otages ba vendredi ñun dinañu dox jóge place de l'indépendance jëm palais vendredi incha allah. ñi doon wax ne kenn du génn nit ñi dañoo sonn ci manifestation yi lii lañ leen tontu. mu nekkoon kon waa coalition plateforme ñoo bañ ñoo lànk kon la ñuy diggee moom moo di bu kenn fay sa facture courant bu weeruk janvier manifester yooyu tamit amoon na ba ca Thiès foofa ndaw yu nga xam ne ñoom ñoo bokk ci ay parti politique yu fari ci kujj gi ñoo ngi woon ca mbedd ma ngir ñaawlu li nga xam ne rek moom moo di teg loxo gañ teg loxo Babacar Diop ak Guy Marius Sagna ak seen i natango waaye tamit manifester ngir wane seen naqar loolu nag nekk loo xam ne ni mi ngi amoon ci jàmm ak ci salaam ci teewaayu takk der yi Cheikh Anta Diop. ay ndaw ñi ngi yor ay pancarte naataal ci ay photo Babacar Diop ñenn ñi sol ay t-shirtu seen parti bii di FDS lëkkaloo ci ak ñi nga xamante ni ci parti réew mi lañu bokk doon dox fii ci diwaanu Thiès doore ko rond point bu Champ des Courses jaar ci quartier yi di Diamaguène Moussante Mbambara jeexale fi nga xamante ne moom mooy promenade des Thiessois. yuppi nañ fa nag li nga xamante ne moom mu leen yitteel tey jii muy li ñu ne dañuy yokk njëgu courant gi ndaw ñi ne loolu duñu ci ànd tey Ibrahima Diop jiite ndaw ñi bokk ci parti bii di FDS. ci yokkum courant bi dañ ci bëgg a wax ni rek doon na loo xamante ni métti na tuuti Sénégalais yëpp te yokkum courant wane ni yokkum lépp la bu ñu yokkee courant lépp ay yokku bu ñu yokkee courant mburu dina yokku suñu yokkee courant tailleur bi dina yokku suñu yokkee courant leneen ak leneen dina ci bokk kon yokkum courant moom yokkum lépp la te mel na ni bu ñu bàyyi yokkum courant yi mu jàll leneen dina yokku am na lu commencé woon avant courant yokkoon nañ souvent. leneen loo xamante ne njàmmaas nañu ko ci li nga xamante ne moom moo leen gën a metti moom mooy téye bi nga xamante ne moom la ñu téye Babacar Diop mi nga xamante ne moom moo jiite seen parti bii di FDS. le docteur Babacar Diop Guy Marius Sagna
ak ñeneen ñi nga xamante ni ñoom lañ ko bokkaloon tey jii nii état jàpp leen donc yóbbu leen ci prison yi Dakar yi kon nag ñu bëgg leen wan ni combat boobu c'est le combat du peuple. doxam ñaxtu bi nag daanaka def nañ ko ci jàmm ñii di takk der yi bokk ci groupement mobile d'intervention bu Thiès ñoo ànd ak ñoom gunge leen ba benn jafe-jafe amul ci doxam ñaxtu bi. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. ca Ziguinchor tamit kazalika collectif citoyen bi ñu duppee aar lu ñu bokk àndandoo ko waa FRAPP France Dégage ak waa Vision Citoyenne ñoom ñoo nekkoon ci mbedd mi lañ doon ñaawlu bokk na ca yokkum courant bi waaye tamit fexe ba ñi nga xam ni ñoom la ñu teg loxo Guy Marius Sagna ak seen i nattango ñu daal di leen di féexal waaye tamit nguur gi di wéy di subventionné secteur bu énergie dañ ci déglu Madia Diop Sané moom mooy coordonnateur collectif bi ak Lamine Ba. boo nekkee ci diggante nga nekk en face benn gouvernement bi nga xamante ne xamul fu mu jëm gouvernement bi nga xamante ne dafa gumba dafa tax li mel ni li am Dakar rek moo nar a am Ziguinchor courant bu ñu Macky Sall bëgg a yokk ak gouvernement am boo waxee ñu ne gafa réew mi supporteetul mënatul jël en compte subvention bi muy def ci électricité bi gafa réew mi ñan ñoo ko moom ñu dul waa réew mi bu fekkee ñun suñu gafa ñoom dañoo yaakaar ñoom ñoo ko moom di gis ngeen ñu ngi jëfaru ku nekk mu ngi wax ay 600 millions yu ñu sàcc ay milliards yu ñu sàcc ay tonnes semence yu ñu détourné dañuy jëfaru rek pourquoi ñuy jëfaru parce que boo nekkee di jël li nga xamante ne moo ko au lieu nga delloo ko ñu ko moom lii rek moo lay dal lu mu leen jaral ngeen yokku ko ñun lu ko raw jaral nuñu ko pour ngeen bañ ko yokk parce que duñ leen ko may yéen boo leen xamul buur saay na nag dinañ leen ne buur mu ngi ci télé bi buur moom mu ngi ci télé bi léegi mu neex mu naqari danañu manifester beneen bi mooy ay Sénégal kumba am ndey ak kumba amul ndey waaw Guy Marius ak ñu mu àndal ñooy kumba amuñu ndey. mu nekkoon Madia Diop Sané di coordonnateur collectif bi dañuy dem ba ca Tambacounda foofa tamit naka noonu société civile bi ak kuje gi wàccoon nañ ci mbedd mi ñoom tamit wane la leen naqar Moussa Oumar Gueye. ci waxtaan wi ñu doon amal feggooka ak taskati xibaar yi front bi nga xam ni moo lëkkale kujje politique bi société civile ñoom nag daal dinañu naqarlu dañu jàpp Guy Marius Sagna ak ñeñom fekk nag dara tegu leen ko lu dul lu jëm ci wàllum yokkute bi ñuy ñaawlu ci wàllum courant bi Abdou Mbacké Samb moom mooy coordonnateur bu Pastef fii ci Tamba. bu fekkee courant énergie solaire dong la bu fekkee ne naaj dong la Tamba la fekk baax kon waroon na noo dépassé ciment bi yokku na ceeb bi yokku na essence bi yokku na loo doon jëndee ñaar fukk te tegun ci ñaar dërëm wala juróomi dërëm fii ba baa xëy na Macky Sall di pare parce que ndóol gu métti dina ñëw suñu kaw ñuy lancer appel vraiment waa Tambacounda seetlu nañ ne président bu fi falu bu ne ñun ñooy premier à di ko fal sédd la jotee ñun la ñuy mujjee sédd parce que Tamba toujours dañuy xaar au dernier moment kii di Guy Marius Sagna gor la comme ñun li muy xeex du pour moom pour ñun sénégalais yi la kon kenn warul xaar kenn di xeexal kenn nañu jógandoo dans une semaine face à une marche boo xam ne sénégalais yëpp a ciy bokk Tambacounda yëpp a ciy bokk. ñi faree ci kujje politique bi société civile bi ci waxtaan woowu nga xam ne ñu ngi ko doon amal feggoo ak taskati xibaar yi seetlu nañu ci jamono jooju am na benn oto boo xam ne mu ngi soxee ko ci commissariat police urbain bi nekk fii ci Tambacounda mu fees tepp ak ay gémi ñu nekk diggante préfecture ak monument à nos morts loolu nag diiru jamono jooju nga xam ni ñu faree ci kujje politique société civile ñu ngi doon amal seeni waxtaan feggoo ak taskati xibaar yi Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. waa mouvement gëm sa bopp ñoom ñoo nga woon ca Ziguinchor kuréel googu nga xam ni Maodo Malick Mbaye moom moo ko jiite moom coow yi nga xam ni moom moo jipp tamante dëmm geeg wax yu ñaaw yi ci biir APR mu ni loola sax dafa laal wàllum xeet ak wàllu ko diine te buñ ci jugul mën na indi ay gàllankoor ci dëkkandoo bu rafet bi ci réewum Sénégal moom moo tax muy sàkku ci njiitu réew mi ngir ñu yëkkati kàddoom ngir loolu dakk Maodo Malick Mbaye yëkkati lu ni mel ca Casamance Ziguinchor Lamine Ba. bu ñu sukkandikoo ci ay kàddu njiital mouvement gëm sa bopp kàddu yi nga xam ne yenn ci ay responsable APR ñoo ngi koy yëkkati jamono ji dalul xel ndaxte liñ ci nemmeeku mooy ñoo ngi ciy tudd ay xeet ak i diine nee na nag lii raam ci ñax wi la jëm mu ngay ñaax ay responsable APR yi nga xam ne moom la bokkal mouvance présidentielle ñu teg yooyu kàddu ci suuf ndaxte dafay tas am réew. li ñu gis nii muy am dama wax ni nag nañ ci def ndànk wax nit ci xeet ci juddu ci askan ci fi mu bokk ci deret dafa ëpp fooy parce que olof nee na le way wuy këpp gaal kenn du ko way ci tefes et ñi ñu wër ñëpp li yàq dëkk yooyu yëpp mi ngi commencé ci foofu parce que loolu bu amee ba dëkk mu dugg fa maanaam ñu commencé waxu xeet waxu juddu wala waxu waaso waxu deret keneen ku ñëw pour mu dugg fa taal dëkk bi day yomb dëkk yi ngeen gis yëpp amee loolu te nag cohésion nationale li ñu naan du lépp kenn lu ne ku ne la boobu ñu bokk li tax mu am solo mooy loolu moo ñu tënk moom mooy république ñun nag ay doomu république lañu. ci wàllu politique
yaa sàcc ak bi ma sàccee kee moo ma sàccoon xaalis bi yow laa ci mayeeg ba yooyu yàgg nañ ko gis ci politique encore que nag ñun waxuñu ni normal. moom mi nga xam ne membre la ci conférence des leaders de la mouvance présidentielle nee ne bu ko soobee njiitu réew mi kàddu yi ñagas yooyu nga xam ne moo ngi tukkee ci ay responsable APR dana ko dakkal saa su ko namee. dama jàpp ni war na ko def et je pense que dina ko def te lu mu war a def la li ma bëgg rek nit ñi xam ko mooy Macky Sall dara contrôle bi pertu ci dara ñiy wax ñi ñëpp bu leen ne bu mu fi amati dootu fi amati. Maodo Malick Mbaye nee na wóor na ko di Macky Sall léegi mu jël ci dogal ngir mën ko dakkal. Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. Lamine jaajëf foofa ca Ziguinchor Bignona ak Oussouye fukki simili ak benn moom moo bootu ci juróom-ñetti waxtu ci suba. ak RFM kumpa jeex na. ndox muy ball di wall moom moo sonal waa askan wa yeewoo ca Ndiago Baar ñaari weer ngi nii loolu nag nekk na loo xam ne nii daal askan wa di ca teg seen gët mu ni ndox yooyu dafay jóge ci tiwu yooyu rek di ball te loolu buñ ca jógul mën na indi ñàkkum ndox foofu ca commune bu Diamaguène nee nañu nag kalaame nañ ko fu nekk waaye amaguñ ci saafara Papa Sène kenn ca ñoom ci téléphone beeg Mamadou Amar Ndione. ñun dañu am benn problème boo xam ne bii def nañu ba sonn booru Kenkayri Sall booru kii Ndiago Baar dafa am tuyau buy balle foofu ça fait plus de 2 mois wax nañ ko SDE les gens ont téléphoné ba léegi nag mun ñu fexe ba ñu defar ko nañu dimbali laa war a suuli affaire bi sax li tax feesul koñ bi dafay tuuri ci benn rigole pour dem ci bassin de rétention bi parce que bu dul woon bassin de rétention bi moom foofu dafay fees ak ndox te on dit que am na ñoo xam ne ñi amuñu ndox nañu dimbali laa war a suuli ñu defar ko kon nañu toog ci affaire bi quoi. est-ce que jëm ngeen a jokkoo ak kilifa yi ci problème boobu. plus de 100 appels gars yi jot nañ ko parce que numéro bi ñëpp lañ ko jox même les gosses qui ont des téléphones ont appelé xale yi am téléphone sax ñu ngi woote mais dara affaire baa ngi ball ba léegi dina fa jógee ci ngoon nañu dimbali laa war a suuli buntu kër Kenkayri Sall ci yoonu Ndiago Baar bi foofu la affaire bi nekk. lii di campagne njaayum gerte mi jafe-jafe jombul ñii di waa Sonacos SA ñoom nag ñuy xamle ni ci juróom fukki camion yi nga xam ni moom lañ doon xaar ci opération ren bii daal mën nañ ñi ñaari camion rek lañ jotagul loola nekk loo xam ni dina nekk gàllankoor ci juróom benn fukk ak juróomi junni tonnes ya nga xam ni moom lañu bëggoon a am suñu sukkandikoo ci waa direction générale ba Kaolack ñu fekki fa Ibrahima Diame. avant campagne démarré donc direction générale jël na disposition yi bu xaalis bi yëpp daje li nga xam ne moom la. mu mel ni kon Sonacos jëloon na motukaayam yëpp pour def campagne njëndum gerte gu jaar yoon waaye nag marché bi wone beneen melokaan ndax béykat yi ñoom dañoo wutali opérateur yi nga xamante ne moom la seen njëg li gën a baax moo tax fi mu toll nii le pour waa Sonacos jot seen objectif 65 000 tonnes dana doon lu jafe Samba Gadji moom mooy directeur Sonacos Lindiane. campagne ren moom xaw na doy waar ci commencement bi parce que Sonacos Kaolack bi nga xam ne pratiquement mu ëpp lu mu war a jot si gerte ba ñu commencé campagne ba léegi soo mun nga xayma mi ngi toll ci entre ñaar fukk ak juróom ak fanweeri camion lañ jotagum donc loolu boo ko estimé par jour day tourner entre 2 à 3 camions par jour. boo moyul kon campagne bi la dana bokk ci campagne yi gën a bañ yu Sonacos mosu dund ndax ba fi mu toll nii de limu camion bi ñu réceptionné depuis bi campagne bi démarré ba tey mu ngi toll ci lim bi nga xamante ne moom lañ doon am chaque jour bu campagne doxee. bu campagne daan dox ñun daan def juróom fukk camion par jour donc loolu ça veut dire donc ba campagne commencé ba léegi mën nañu wax ne li ñu doxal lépp bu campagne normal loon benn fan lañ koy wàccee donc loolu donc wane na kon mbir mi pour l'instant jaarugul fu mu war a jaar donc nag Sonacos toogut aussi ñu ngi jóg aussi jël suñu disposition tendre la main à l'ensemble des acteurs surtout aussi l'administration pour que au moins ñu jëm a xool lu ñuy def yenn disposition la ñuy jël pour que campagne bi ñu mën ko corriger parce que bu ñu ko corriger wul lu muy yàq mooy ëpp fuuf parce que on sait que la Sonacos am na 2 filières am na filière semence et filière huilerie mais surtout la partie semence ñi nga xam ne moo ñu gën a yitteel parce que bu semence amul forcément déwén gerte du mën a am. ban solution kon la waa Sonacos war a teg ngir bañ a laaj ci campagne bi le mën a am gerte bu dawal seeni machine yenn béykat yi gis ne faw mu yokk loxam dugg ci concurrence bi dépassé 210 arrangé waale junni saisonnier yi nga xamante ne at bu jot dañuy ñëw wut si liggéey Ibrahima Diame Kaolack rajo Futur Média. dem ba Ndar foofa moom ab tool bu ñu duppee ferme école lañ fa bëggee samp ñi di waa coopération espagnole nag génne nañu lu toll ci 200 millions ci francs CFA ngir samp ay infrastructure ak équipement foofa ngir jàppale ndaw ñi ci wàllug mbayum ndër wàllum càmm ak wàllum lii di aviculture wala tamit ci wàllug napp
fexe ba gën a dëgëral li ñu duppee dynamique territoriale bu ci demee ni traité bu Njaw bi nga xam ni moom lañ sampoon ci atum 1818 loolu moom mooy politique bu yees di ab politique agricole boo xam ne nii ñu seen xel màcc ak yenn ci ay professionnels ci wàllu secteur bi yëkkati nañ ko ñoom nag dañoo bokkoon ci conférence bi nga xam ni ci lañ doon màggale ñaari téeméeri wu atu traité bu Njaw ca Richard Toll ñu fekki fa Mamadou Diagne. gannaaw ba ko tubaab yi ak magum waalo yi signé si juróom-ñetti fan si weeru mai si atum 1819 lii nga xam ne mooy traité bu Njaw daat nañu koy xoolaat jaarale ko si ay conférence yoo xam ne amal nañu ko si bi ñuy màggal ñaar téeméeri atam yi mu nekk ay waxtaan yoo xam ne tax na ba ñii di borom xam-xam yi di xoolaat lii nga xam ne mooy potentiel agricole bu Sénégal. Babacar Fall mooy directeur institut avancé bu Ndar. traité bi dafa ubbiloon yoonu tubaab yi jox leen ay suuf ngir ñu def ci mbay yu bees war nañu toog xalaat ko surtout ñu xalaat ni booba bayum waalo bi moom la ñu dooroon nan la ñu mën a sukkandiku ci loolu ngir xalaataatu mbirum mbay mi ci Sénégal. ngir mbay moomu daal di suqaliku fii si Sénégal kii di directeur exécutif bu IPAR di docteur Cheikh Oumar Ba bëgg na si dugal loxoom. wàllum mbay ci Sénégal en tout cas ci colonisation fii la démarré donc naka la ñu def nag histoire boobu xam-xam boobu la ñu amoon am na lu baaxul ñu teg fale am na lu baax ñu xool naka lañ ko mën a gën a yokk ci loolu la ñu taxaw pour wax ni que politique agricole Sénégal dafa war a analyser ñu xool naka la politique publique yi ñuy wax décentralisation mais naka la ñu mën a accompagner pour que acteurs territoriaux yi ñu yore seen développement. organisateurs yi daal nañuy jaar si màggal bi ñuy màggal ñaar téeméeri atu traité bu Njaw bi daal di rendre hommage kii nga xam ne mooy professeur Boubacar Bari bu université Cheikh Anta Diop moom mi nga xam ne jotoon na bind benn livre boo xam ne mi ngi ko tuddee le royaume du Waalo le Sénégal avant la conquête mu nekk téere boo xam ne jotoon nañ ko publier si atum 1972 Mamadou Diagne fii si Richard Toll ngir rajo Futur Média. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. région bu Kaffrine moom mooy ñetteelu ko diiwaan ci Sénégal boo xam ne nii feebaru sida moom la ëpp ci lu muy laal lu toll ci juróom benni téeméeri doomi aadama am nañu doomu jàngoro boobu moo tax lii di taux de prévalence ba nekk boo xam ne nii daal yitteel na bu baax a baax ñi di kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk waa kër docteur ga docteur Moustapha Diop médecin chef région ba lañ cay déglu ci micro Oumar Ndiaye. ndax boo jëlee Kaffrine bokk na ci région yi nga xam ni fa la mbir mi gën a tare ndax ci 2017 ñu ngi amoon 0,9% maanaam mën na ni boo jëlee ñaar téeméeri nit mën ngaa néew kenn ki am na ko ci ñu placé Kaffrine 3e région sur les 14 régions du Sénégal kon nag mbir mi daf ñu soxal. waaw actuellement ñu ngi toll si juróom benn téeméer ba juróom-ñaar téeméeri nit ñoo xam ni ñu ngi dund ak doomu jàngoro bi. fii ci biir Kaffrine. li ñu def daal mooy bàyyi nañ aussi xel ñi nga xam ni dañuy wax des groupes vraiment vulnérables les groupes à risque surtout borom ñaari tur yi ak ñi jàmm ak jigéen ñi nga xam ne dañuy jaay seen bopp ñoom tam bàyyi nañ leen xel. waaw actuellement ci Kaffrine ñi ngi nemmeeku ñeent fukki nit ñoo xam ni dañ leen di wooyee borom ñaari tur moom lañu amagul. ci ñoom nag déjà am na ñeent ñu nga xam ni am nañ jàngoro sida bi. communauté Mouride fas yéene door ñaareelu ko pàccu projet yu mag yi muy amal fii ci Ndakaaru ci capitale bi démb gannaaw ba ñu jullee ba pare la xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké daal di xamle soñu ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi ngir ñu jukk ngir ñu taxawal ab institut islamique ak ab centre de conférence boo xam ne ni lu toll ci 3 ak juróomi téeméeri place dana ko am Papa Balla Gueye. gannaaw tabaxuk juma Masalikul Jinaan bi jamono ji communauté mouride bi nag li mu fas yéene def mooy door ñaareelu phase ci grand projet gi nga xamante ne moom la ñu fas yéene sumb ci biir Ndakaaru suñu sukkandikoo ci porte parole xalif général bi di Serigne Bass Abdou Khadre muy xamle ne xalif général des mourides di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou mu ngi dellu di ñaax taalibe yi ngir ñu daal di farluwaat taxaw ci tabaxuk institut islamique ak centre de conférence bi ci biir Masalikul Jinaan ay liggéey yoo xamante ne ñu ngi ko dénkaat ki nga xamante ne moom moo teewal xalif général des mourides fii ci Ndakaaru Serigne Mbacké Faye moom nag mu kontaan lool ci mbir mi muy xamle nag nekk na projet goo xam ne bokk na ci nar a gën a rëy ci diwaanu Afrique. d'abord day am institut de recherche mu daal di nekk benn genre université boo xam ne ci biir institut bi lay nekk nga xam ne dañ fiy def majalis yu mag a mag a mag daal di am tamit ci biir benn musée nga xam ne lépp loo xam ne lii ay mbindu Serigne Touba la dinañ ko fi def nga xam ne dañ koy digitaliser comme niñ koy defee au niveau de la mosquée bleue fële ca Istanbul nga xam ne boo fa demee di nga fa fekk jaase Seydina Aliou
di nga fa fekk karawu sang bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nga fa fekk mantoom di nga fa fekk ay caraxam ak i dàllam te loolu lépp yu Serigne Touba mi ngi fi nga xam ni bëgguñu mu réer pour sauvegarder le patrimoine aussi riche de Cheikh Ahmadou Bamba. bu ko defee tamit dinañu am une très grande salle une salle de conférence boo xam ne bii salle bu ñu toll amul ci Afrique une salle de 3500 places. gannaaw naal yi nga xamante ne ñu ngi woo askanu murit gi yëpp ngir ñu daal ci taxaw tegu xeer gu njëkk gi nag dañ ko amal ci fan yi ñu dëgmal te loolee nag taalibe yi ñu ngi xaarandi bu baax a baax fas yéene ci soobu bu liggéey bi dooree. xibaar yi tàggat yaram dañuy dalal Malal Junior Dieng. jangeen jëf ñu dooree ak wàllu Ligue 1 ci samedi gi la ñu daal di kon soobu si ñaareelu journée championnat bu Sénégal ñu daal di koy waxee nag fa nga xam ne moo di Léopold Sédar Senghor ñii di waa Jaraaf bu Ndakaaru ñoo faa daje ak équipe bu AS Pikine te Saly moom jàmbaar moo fa nar a kon daje ak waa Casa Sport yooyu kon na ma daal di fexe rek am victoire gannaaw bu ñu amee woon jël seen jongante bu njëkk ba ci seen i suuf seen diggante ak waa Teungueth FC Siaka Bodian mooy secrétaire général bu équipe bi di bu Casa Sport. commence nañu ak défaite fële ca Ziguinchor ñu jàpp ni faux pas la mais tawul ñu sëgg au contraire dañu xamal xale yi ak seen ànd nañ dañu war a siggi mais surtout ñu tirer conséquences yi wala enseignement li taxoon ba bële passé doxul et que bu ko defee véritablement ñu ñëw pour match nga xam ne du yomb parce que jàmbaar la ñuy fekk këram jàmbaar bi nga xam ne yàggul dara dafa wàcc ñëwaat wane ni am na qualité pour bañ a perdurer en Ligue 2 ba pare nag comme ni ko waxee ñun bu ñuy ñàkk fële ca Ziguinchor ñoom premier journée dem nañu Thiès jëlee fa ndam donc loolu yëpp firnde na ni équipe bu mag la ñuy amal affaire te en plus këram dëkkam mais ñu jàpp ni comme ñun ñooy Casa Sport dañu war a ñëw ak ambition duñu ñëw pour seetaan jàmbaar muy jouer wala jéem a xool ni ñu koy teree moom du jouer lu ñuy soxal ñun moo ni ñuy def ba ñun ñu déployer suñu jeu ñu imposer lu ñu bëgg a def ñi parce que li suñu bébét mooy que ñu jógee jàmbaar ak victoire jëlee fa ñetti poñ ñu def moom Ziguinchor pour très rapidement ñu delloo véritablement faux pas bi ñu defoon Ziguinchor ñu fàtte. Siaka jaajëf nu jàpp itam ci ASER ji nii danañu yeggali jongante bi foofu ca Ngalandou Diouf foofu nag Teungueth FC moo dee kon dalal équipe bu US Gorée la des ca jongante yi ne des ko yeggali bés ni ëllëg dibéer si wàllu Ligue 2 bi itam am nañu programme ca stade Massène Sène bu Fatick jamono Fatick moo faa daje ak waa Renaissance bu Dakar. ci wàllub tàggatu ñi nga xam ne ñoo bokk ci collectif bi njabootee équipe yi nekk ci Ndakaaru te bokk ca Grand Yoff amal nañu lël ci njeextalu ay bés bi ne lu toll ci juróom fukk ci entraîneur dañ leen kon dolli tàggat ngir gën a yokk seen xam-xam Malick Ba moom mooy di président kuréel googee yëkkati na baat ci lu tax ñu sanc ab ndaje mu ni mel. journée bi ñu koy def dans le cadre de sunu entraîneur la ma def parce que xam nga te weer bi passé dañ def collectif de club de Grand Yoff à la fédération de football donc club yëpp. te 13 clubs ñoo bokk donc bu ñu xoolee bu xool on a xam ne suñu entraîneurs yi aussi am nañu am premier deuxième degré am nañu am entraîneur am ñoo xam ne amuñu diplôme plutôt donc loolu moo tax ñu waral ñu def benn session de formation de recyclage pour suñu entraîneurs yëpp donc ñu ngi koy def dimanche 15 de 9h30 à 11h30 parce que bëggu mu gudd donc doon choisir ay experts yoo xam ne aussi seen xam-xam ñëpp xam nañ ko muy Lamine Dieng xam ne aussi mu def Grand Yoff moom leen choisir ak Boucounta Cissé pour ñëw au moins waxtaan suñu entraîneurs yi xamal leen les techniques yu bees yi xam li xew si les entraînements donc comme ni waxee lépp donc ñu invité entraîneurs yëpp fu mu mënta doon nga ñëw toog parce que c'est très intéressant donc aussi suñu cadre activité yi mëne ci collectif des clubs de Grand affiliés à la fédération Sacré Football moo tax ñu def ko donc ñu ñaan entraîneurs yëpp nekk Grand yëpp déjà on a eu plus de 30 d'entre qui sont intéressés par ça donc ñu yaakaar que incha allah rabbi que avec respect tout un chacun ñu ñëw jàngaat parce que njàng du wees. nu jeexal ak wàllub footballu biti réew jàppale nag ni équipe bi Olympique de Marseille ci samedi gi dina laaleeg waa Metz loola bu 16h30 jotee lay nekk Monaco moom dina daje ak équipe bii di Angers loola 19h lay doon. Toulouse moom Reims la kon di dajanteel yeneen jongante ya des ko amal bés ni dibéer. ca réew moomee di Espagne jàppale nag ni Barcelone moom dina laale boori 15h ak équipe bi di Real Sociedad Bilbao ak Eibar itam dinañu topp seeni tànk jongante équipe bu Real de Madrid moom dina laale kon dimanche moom ak waa Valence lay doon. ca Angleterre jàppale nag ni midi bu tegee 30 minutes ci Ndakaaru ci la Liverpool bu Sadio Mané ñoom di daje ak ñii di waa Watford nekk kon di équipe bu Ismaïla Sarr. Leicester moom mooy dajante ak waa Norwich Sheffield United dina war na laale ak waa Aston Villa
équipe yu mel nag Manchester United ñoom dañu laaleeg waa Everton ñii di waa City ñoom war a fekki ñii di waa Arsenal ca Emirates Stadium. nu jeexal ak équipe bu Italie yi ñoom itam ñu ngi ci seen fukk ak juróom-benneel bi journée Naples bu Kalidou Koulibaly moo war a dajante ak waa Parme. Brescia war na laale ak waa Lecce la des ca jongante yi ne Genoa moo dekkoon daje ak waa Sampdoria de Gênes la ca des nag ca jongante yi ne des di koy tëgg dimanche am na ca programme yoo xam ni jàpp nañ ko ca Juventus war na ca daje. li ci yéenekaay yi ñu xëyandool tey jii ci ASER ji dañ ci ànd ak Mohamed Alimou Ba. dal leen ak jàmm démb collectif ñoo lànk ñoo bañ génnoon na ci mbedd mi ngir manifester ne président Macky Sall ak gaayam yi ça suffit doy na sëkk ak barke lii mënul continuer sama naataango yi ñoom ñëpp wax ci événement boobule ndaxte nee nañ ñoom ñëpp mobilisation bi réussir na ndaxte ñi bëri génnoon nañ ngir wone lu ñu mere régime président Macky Sall daanaka nu ñu yokkee courant gi nu ñu jàppee yenn manifestant yi wone ni d'accord ñu ak politique président Macky Sall bi sama naataango bi di journal L'As ne waaw man nekkoon na ci manifestation boobu gis na ay nit ñu bëri gis na ay pancarte nit ñi di ne milliardaires yi ñu ngi continuer di lekk lu ñuy lekk ba seen biir fees ba si wàcc sa population yi continuer di lekk mburu lekk fondé nekk ñoo xamante ni daanaka amuñu dara sama naataango ne Sud Quotidien jël parole ne daanaka marée humaine la ñuy wax ci place de la Nation ex place Obélisque ba ci rond-point RTS daanaka boo xoolee foofu yëpp ay nit la woon nit ñi bëri lool journal Source A ne waaw mobilisation dingue waaye question bi mooy ndax président Macky Sall dina profito décrypter message biñ ko renvoyé loolu mooy question boo xamante ni war nañ ko laaj sama naataango ne mobilisation dingue waaye man lu ma ci jàpp itam tranche d'âge yëpp daanaka ñu yoon foofu le ay màgget yu bëri yoo xamante ni daanaka sa mënoon nañ jàpp ni du ñu dem ci manifestation ñooñu gis nañ fa loolu moo yéemu journal Enquête ne ay senior ay papi ay mami ñoo xamante ni ñoom ñëpp nekkoon nañ ci manifestation bi sama naataango nag yokk ko micro ne ko yow lan moo tax nga ñëw ci manifestation bi benn pa ne waaw man ñëw naa ci manifestation bi man boo gisee ma ñëw dafa fekk dama jàpp ni nguur gi ni muy noote askan wi d'accord ma ci naka doon itam chaque jour fondé ak som bi lay lekk mënuma continuer di nekk ci loolu moo tax ma génn jël sama responsabilité woon président Macky Sall lii nii daanaka lancement bi kese la film bi ñëwagul te na fàttaliku ñi marché woon 23 juin 2011 ngir ne Abdoulaye Wade top daanaka ñoom ñëpp ñu ngi fii journal Vox Populi ne toll nii daanaka avertissement la ñoo lànk ñoo bañ nee nañ ñu ngi avertir Macky Sall di ko avertissé nee ko bu fekkee ni libéral Guy Marius Sagna wàññi courant bi fu mu nekkoon delloo ko foofu dañu koy fekk ci palais bi marché ci palais bi jox nañ ko nag ultimatum ñu laaj sama naataango ñaata la ko jox ci ultimatum mu ne juróom-ñaari fan que une semaine waaw bu fekkee ni deful li nu mel dañ koy fekk ci palais bi su ko defee nee ko waaw ñun ñooy citoyen ñun ñoo la fi teg lu ñu wax loolu nga war a def journal La Tribune jël nag moom xalimam ne lii avalanche humaine la waaw cascade de réprimande te man jàpp naa lii nii tax na sa waa APR commencé di ragal waa Grand Place dem ba ne que lii jox na frisson waa APR nu man tamel sama naataango bii di Vox Populi ne man lu ma gis mooy lii wane ne nii daanaka enjeu bi enjeu national la woon ndaxte nit ñi cherche la vie lañ doon wax moo tax gars yi génn wane seen bopp lii nag wane ne nii président Macky Sall war na jël en charge préoccupation population yi ndaxte bu ko deful lu ko yoot baaxul dara ñu wax ci débat diggante kii di Serigne Mbacké Ndiaye ak yeneen gaayam yi nekk ci majorité présidentielle ci wàllu non limitation mandat présidentiel bi ñuy laam-laamee temps yëpp sama naataango bi di Libération ne waaw débat boobu ñu ngi koy agité temps yëpp waaye man jot naa waxtaan ak maître Ousmane Seye ak kii di Benoît Sambou ñoom ñëpp xam ngeen ñu ngi ci majorité présidentielle bi Ousmane Seye ne lu ñuy laam-laamee ci proposition boo xamante ni dañoo ne ñun dañoo proposé ngir ñu bañ a limiter mandat yi loolu amul ñun musuñu ko wax xaw ma fu ngeen ko jëlee loolu c'est pas sérieux kii di Benoît Sambou bi mu jëlee parole moom itam ci majorité bi la nekk ne waa Libération xam nga loolu yi waxu naka sakadan la képp koo xamante ni mi ngi koy wax manipulation lay def Serigne Mbacké Ndiaye bi mu déggee kàddu yooyu dem ci journal L'Observateur wax
ne man waaw man may Serigne Mbacké Ndiaye may wax ci tur président Macky Sall moo ma copté dugal ma ci dialogue bi kon waxuma waxu ku daanu charrette man xam naa lu may wax te dañ ma copté nee ma yow Serigne Mbacké Ndiaye représental ñu foofu kon de la majorité man kon président Macky Sall moo ma copté deuxièmement li ñuy wax noonu proposition boobu nañu waxante dëgg proposition boobu ku nekk xam na ci coalition bi la nekk coalition bi moo ko génnee kon mënuñu wax ni tey jii proposition bi maa ko génnee man génnewuma ko proposition bi coalition bi moo ko proposé su ko defee man ma répercuté ko loolu kese la il faut que ñu waxante dëgg ci loolu man Serigne Mbacké Ndiaye jëluma sama initiative bopp waxal ko sama bopp jërë ngeen jëf.